waaw dama bëggoon def benn direct bu gaaw nag ci Cheikh Yérim Seck seen débat bi ñoom Malal Birima ci langue wolof am na professeur bu génne benn tribune bu laa Cheikh Yérim Seck wala gratuité intellectuelle mu bind ko si nasaraan ñu si bëri ñoom duñu mën a xam li mu si wax mais li mu si wax moom tontu na Cheikh Yérim ci pàcc yu bëree bëri lu tax ma def vidéo bi mooy langue wolof suñu làkk man dama gëm ne làkk boobu moom rek moo ñu mën a développer te depuis ay at yu bëree bëri dafa nekk ci diggu xoolu man sama liggéey ci lépp lu may def dama si jéem a jiital wolof. Gis nañ ko ci film bi nga xam ne moo nekk série bi nga xam ne moo nekk doomi gaynde fii xale bi ñu koy jàngalee wolof ñu tas ko enseignants yu bëri ci seen groupe yi Marito Niane nga xam ne moo nekkoon ancien ministre de l'enseignement supérieur partagé woon ko mu créé woon débat yu bëree bëri ndaxte film bi ni mu la koy indilee ak ni ñu ko nit ñi di gisee noonu moo gën a yemb ka nga bind ay livre ak ay livre loolu tax am na ci tamit ci man beneen liggéey bu may def boo xam ne dina génn ci jamono yi mooy continue wolof mooy woy yi nga xam ne dañ koy woyal xale yi ay Pierrot Jacques wala ay Daddy Finger ak leneen yoo xam ne yooyu dañ koy wax ci français ak ay anglais man ma ut ay artistes ñu def ko ñu ànd ci ay artistes ñu mel na ay El Maestro ñu mel na ay Defa Ombre Zayen ak ñoom kii ñu def ko en wolof nga xam ne li ñuy wax Daddy Finger xam nga Daddy Finger where are you ana sa baaraam xam nga bàyyi booy ana sa baaraam donc yooyu yëpp ñu def ko ndax xale bi mu nekkee di jàngu làkk 1 an jëm 2 ans jëm 3 ans mu mën a miin làkkam ci ay woyam loolu noonu dina dimbale ñi fi nekk mais di dimbale aussi diaspora bi léegi pour ñu dem directement si li Cheikh Yérim Seck wax ak Birima dama ko bind point parce que dama bëgg juste argument par argument ñu indi ko d'abord dañ utiliser ay mots yoo xam ne ay mots yu dur ne wolof c'est pas sérieux dañu wax dama Malal sérieux wul Birima na loolu rêve la c'est-à-dire gént la donc déjà da nga kii nee na wax ne wolof ñu jàngal ko ci enseignement sérieux wul Cheikh Yérim Birima ne loolu rêve la joxe exemple ne Canada ay anglais wala ay français wala yeneen dëkk yi foofu noonu anglais lañ fay laax ak ay français lañ fay laax ma fàttali ne Canada dafa am communauté boo xam ne anglais la ñuy laax beneen communauté di laax français donc boo xoolee ñooñu dañoo issu de l'immigration c'est comme Belgique am na Wallonie am na ñoo xam ne français la ñuy làkk te boo xoolee même États-Unis wala yeneen dëkk yi yu si bëri dafa am communauté immigration bu jógee Angleterre jóge ay yeneen dëkk yi dem fa ñu ko moo tax seen làkk boobu mu nekk fa mais nekkul ne ñooñu dafa bëgguñu changer seen làkk déedéet c'est parce que communauté bu fa ñëw dañoo indaale seen làkk beneen bi si topp mooy ba léegi boo xoolee par exemple France du làkk français rek moo fa am na yeneen làkk boo xoolee ay Alsace boo xoolee Corse xam nga boo xoolee Lorraine ak yëpp am na ay làkk yoo xam ne Angleterre même le prince de Galles mooy doomu ren bi bi papam gaañoo ba mu dem Galles pays de Galles pour def discours bi dafa jël premier discours am mu wax ko ci seen làkk ñoom am nañu ay làkk yoo xam ne Angleterre am na au moins 4 làkk yoo xam ne bokkul ak làkk Angleterre foofa dem si ñooñu dañoo fokk seen làkk boobu beneen bi mooy dañu wax day naxasal éducation imagine leen li ñu wax naxasal moom mooy dafay daaneel éducation loolu du dëgg ne suñu wolof dafay daaneel éducation bu ñu ko jàngalee beneen bi ñu ne codifier wolof du ñu dem fenn loolu Birima moo ko wax ak Yérim Birima moom man xaw ma ndax ku si am information ndax moom am na diplôme supérieur parce que français la jàng université la nekk parce que Birima moom xam-xamam vraiment amul lenn lu muy indi lu leer teg ko ci xam-xam man moom jaaxal na bu nekkee ne am na enseignement wu supérieur jàng boo xam ne jàng bu kawe la man loolu jaaxal na si Birima ndax ni muy waxee dafa may jaaxal. Cheikh Yérim ne loolu démagogie la démagogie mooy daal yow mi ngi ndoroog ngay dóor jaasi si ndox
wala ngay dëbb ndox xam nga wala ngay wal ay xeer loolu mooy démagogie mooy buñ ko sax jéem a xalaat indi enseignement wolof suñu jàng moom mu ne langue véhicule la et c'est pas important mu ne àdduna bi dafa tëddee noo xam ne nii loolu eggalewu ko dafa am làkk yoo xam ne ñoo nekk ci kaw yeneen làkk yi mooy comme Cheikh Anta Diop waxoon mu ne am na ñoo xam ne nii dañoo ñuul am ay kawar yu crépus waaye duñu ay nègre mooy ñi nga xam ne nee na assimilation dafa dem ba nekk seen yuq ba ñoom sax bu ñu foogee ne assimilation boobu génn nañu seen bopp foofu la assimilation bi gën a surxee ñoom ci seen biir te loolu man jàpp naa ne ñu mel ne comme ñoom Cheikh Yérim ak Birima ñooñu foofu lañ bokk parce que Birima toog na fi mu wax ne moom nañ nangu ne français moo ñu moom loolu wax na ko ci plateau jàkkaarloo toog na mu wax ko donc moom vraiment ay waxam sax duñ ci kii quoi parce que vraiment nit koo xam ne la du indi xam-xam ci li muy def léegi ñu ne bu ñu codifié wolof dañuy ñàkk benn ba ñaari génération Birima ak kii ñoo ko wax codifié wolof am na fi depuis 40 ans te boo liree tribune professeur boobu nekk université di nga ko ci gis Daouda Gueye partagé na benn kii boo xam ne mais lépp ci mathématique ak physique science physique am na tur bu ñu def ci wolof Google am na version wolof ay même Facebook ak yooyu yëpp am nañ traduction am nañ version boo xam ne boo bëggee wolof mën nga fa dugg codification moom moo tax beneen bi mooy en 1900 dans les années 80 amoon na benn école pilote bu ñu defoon sa Thiès boobu Abdou Diouf moom moo nekkoon président du Sénégal école pilote boobu la ñu ko defee mooy dañoo jël ay xale ñii ñu bàyyi leen ci cursus normal bi mooy dañuy jàng français mais ñeneen ñi ñu leen di jàngalee wolof daanaka ba CM1 bi ñuy defee entrée en sixième donc ñi jàng wolof ba CM1 ñu doog leen jàngal français ñooñu ñoo ëpp ñi admis benn ba pare lu ci gën a garaaw mooy ñee bu ñu leen joxee examen ñi jàng français bi rek bu ñu ko defee 1h30 ñi jàng wolof njëkk jàng wolof jàng français ñoom 30 minutes lañ koy def c'est-à-dire moitié temps bi lañ koy def beneen bi mooy ñi nga xam ne dañoo jàng wolof ba CM1 ñu jàng français ñooñu ñoo gën a mën langue français ñoo gën a maîtriser langue français donc mu am ñetti firnde yoo xam ne école pilote bi ñoom amoon nañ document yu leer rapport yu leer que ne que lii moo gën ci loolu imaginez dans les années 80 bu dekkoon tàmbali nañ ko ba léegi kon loolu kenn waxatu ko mais rapport boobu noonu ñoom Abdou Diouf dañ koo jël ñu dugal ko ci tiroir yi parce que fii xam nañ français yi ñu ci def donc Daouda Gueye mi ngi wax ne bon wolof ak yeneen cinq autres langues codifié nañ ko moom tamit mi def liggéey bu am solo ci affaire wolof léegi mooy li ñuy wax rek gis nga nit buy wax ci dara te àndu see xam-xam Yérim bëgg na si wax lépp mais loolu nekkul loo xam ne en fait maîtriser na sujet wolof bi te ñi ñu doon jàmmaar lool malheureusement amuñu woon du capacité waaye peut-être bàyyi woon seen xel mooy def ne arabisants yi dañuy dem ci réew yi jàng yeneen science jàng yeneen mën-mën mais bu ñu ñëwee fii kenn du leen utiliser waaw dane donc arabisants yi dem nañ jàng xam-xam mais bu ñu ñëwee dëkk bi dañuy utiliser mais def ne làkk bi amul solo parce que véhicule rek la mais léegi bu ñu utiliser wul ñoo ngi xam ne noonu ay arabisants lañ ñoo am xam-xam bi te xam-xam bi kenn utiliser wu ko c'est parce que làkk bi ñu ko jàngee moom lañ du utiliser fii ci suñu liggéeykaay donc ça veut dire que làkk bi am na solo parce que ñoom bu ñu ko jàng xam-xam boobu suñu ko jàng woon ci wolof bu ñëwee dañuy liggéey mais lu ñu mën di jàng ci université arabe yi muy ay Le Caire ak wala fu mu mën doon turc yooyu bu ñu ñëwee Sénégal professeur arabe la ñu doon parce que làkk bi ñu ko jàngee nekkul méngóo ak làkk officiel bi ñuy liggéey beneen bi ñu ne modèle bi du dem fenn c'est-à-dire modèle enseignement boobu mënul dem fenn ma joxe benn exemple gis nga ñun ñi nga xam ne dañoo xam téléphone ci
ay touche ak xale yi nga xam dañoo judd rek fekk tactile boo xoolee lu ci bëri xale yi même yow booy ne sa ordinateur wala nga teg sa télé ñoom dañuy ñëw rek naan nii parce que ñoom dañ jàpp ne lépp tactile la ñoom boo leen tegalee bouton sax bouton boobu da leen di jaaxal waaw bu nekkoon ne tàmbale nañ ay xale ñu kon ne formation de base bi wolof ñi nga xam ne ñoo duggee noonu français du moins mooy ñu tàmbale ne 2021 bi dañuy tàmbale ay classe mais ñi nga xam ne nii dugg nañ 2019 ñoom nañ kon ne suñu seen français mais boo defee benn 20 ans mais di nga am toute une génération boo xam ne nii sa làkk boobu la ñu dalee ba donc amul fii benn génération bu ñuy perte déedéet transition boo xam ne nii la mais doo ñëw nga ne da ngeen taxaw yéen ñëpp da ngeen di jàng wolof déedéet ñun xam nañ mën nañ jàng nañ français ba jàng nañ kii bi jàng nañ wolof peut-être que wolof si ñun dañ jàng wolof après ñu jàng français beneen anecdote bu may joxe boo xam ne anecdote la bi ñu nekk TFM parce que membre de Ibra Kane léegi nekk fa moo tax mun naa ko joxe comme exemple dañ doon def réunion boo xam ne dañoo waroon a soppi journal télévisé c'est-à-dire journal bu bees la woon am ab animatrice bu bees je me rappelle boobu noonu Sarah moo waroon a jël kii bi nu mu tuddati présentation bi léegi ma proposé leen mën a leen comme ñun français bi dañuy bind français di wax français mais bu ñuy def suñ journal en wolof nañuy bind wolof ak codification bu respecté ko ak wolof parce que loolu moo gën a yenu maana moo gën a xelu moo gën a cohérent ñoom bon Mamadou Ibra Kane bëggul woon am ay journalistes yoo xam ne reporter rek tamit ku nekk di joxe sa argument comme quoi que rek loolu day difficile mënul nekk xam nga après nit ñi dañu comprendre mais ma ne leen yéen journalistes yi yéen a am mission wu ngeen éduquer boo leen tàmbalee ci dara di ko habitué nit ñi dañ commencé xam ay xibaaru marax gis nañ léegi après bi ñu demee ITV noonu lañ def ñoom dañuy bind xibaaru marax lépp lu ñuy bind dañ koy bind ci wolof donc bañ nañ ko def TFM mais bi ñu demee fële tàmbale nañ ko tey boo xoolee RTS sax léegi seen journaux yi wolof ñu ngi def léegi effort di ko bind ci wolof mais yaa ngi seetaan dégg wolof mais mënoo bind mënoo di lire français dafay metti te boo xoolee léegi même communication boîte yëpp ay Orange ak ay Tigo ay Free di mooy ak ñeneen ñi ngi jéem a léegi def ay jéego di bind seen communication ci wolof parce que xam nañ ne wolof bi la ñuy gën a laal ñu gën a bëri li ñuy wax yu bëri mooy mënuñu jël wolof parce que wolof bi làkk la tukulóor làkk la séeréer làkk la beneen làkk la mais làkk yooyu yëpp mën nañ coexister ku nekk jàngal fi nga war a jànge ba pare bu nekkee ne wolof la nga bëgg indi beneen problème déedéet yow da ngay jël wolof bi nga méngaloo ko ak français bi tey ñiy làkk wolof ci Sénégal ñoo ëpp daanaka mooy làkk boo xam ne ni moom mooy gën a peut-être boo demul ci yenn zone yi nga nga dem Fuuta ci biir Fuuta wala nga dem Casamance ci biir Casamance wala nga dem peut-être ci biir séeréer yi ci Fatick yooyu noonu di nga gis au moins ku xam ne mën na ñaari làkk muy wolof bi léegi ñooñu boo leen waxee nañ jël français bi ñu jël français bi mais ñooñu français bi moom moo leen di ak wolof bi mais ñu tànn wolof bi moo leen gënal ñu tànn français bi donc loolu defe naa amul sax luñ ciy layam comme ni ko Dame di waxee wolof il faut ñu def effort def ko pour ñun parce que génération comme ñun xam ñun dañu bëgg na lépp loo fekkee c'est-à-dire lépp buy dem ci génération lay dem ak seen xar moom pare donc lépp day nekk loo xam ne buy dem ci génération lay dem c'est-à-dire mënoo ne yow da nga war a fekke njariñ boobu parce que ñooñu dañu am projet dama nga dessiné après boo ñëwee woon ma corrigé la donc doo wane ne ci benn génération rek nga bëgg a régler problème bi déedéet ñun nañ tàmbali mais loolu ñuy tàmbali ñun duñ peut-être duñ ko fekkee mais dina fekk ay ati at suñu ay doom ximmaliku ñoom sax bi ñu xam ay jamono français lañ doon làkk beneen exemple bi mooy
Cambodge guerre du Vietnam ñoom Ho Chi Minh mais français ñoom ñu leen colonisé woon bi leen français yi colonisé ñoom ñu xeex ba mu seen bopp guerre Vietnam mooy Dien Bien Phu lañ dàqee français yi après dàq anglais yi mais tey boo fa delloo sa 1954 yooyu noonu mais lépp français bi doon bindee enseigne yeeg lépp la langue officielle c'est le français mais fi mu toll nii boo demee Vietnam lépp ñoom seen làkk bopp la te mais ñooñu gën a développé ñooñu bi ñuy génnee français yi génn américains yi di làkk di jàng seen làkk di bind seen làkk mais boobu ba léegi du sax benn ak ñun Corée même chose anglais yi chinois yi tu vois donc loolu moom wax ko vraiment paresse intellectuelle la ak waaw rafet na dama nga defaat beneen couleur xam nga intellectuel bu paresseur parce que boo xoolee ñun ñuy def effort di jàng bind suñu làkk boo leen xoolee ba ci biir ñu am Pastef lañu centre culturel français yi mosoo dégg ñu ne am na projet boo xam ne dinañ ci woo benn Daouda Gueye wala ñu woo Alaaji Jibi Sëy wala ñu woo si keneen ak keneen ñi def wolofal déedéet ñoom seen ay livres la ñuy jéem a imposer mais loolu dafa am ñoom lu ñu ci namm dugal xaalis bu bëree pour véhiculer yoo xam ne ni ñoom ci seen làkk lañ koy véhiculer centre culturel français te loolu mënoo ko am ñoom seen dëkk donc mënoon naa si yaatal parce que sujet boo xam ne la bu ma intéressé la film série doomu gaynde bi man dama ne suñu acteurs yi nañuy làkk wolof bu ñu làkkee wolof ñu traduire ko après division X boobu ma xam ne nii amoon naa ci problème ak canal loolu moo nekkoon argument dama ne woon man sama film dama ko bëgg a tourner ci sa làkk wolof parce que bëgguma ko tourner ci français xam nga après nag ñu doubler ko en français mais ñoom lépp loo xam ne ni dañ koy defuñu ko ci neen bëgguñu nga def loolu ci français xam nga ci wolof déedéet il faut que ñu imposer la ñoom làkk bi nga war a utiliser boo xoolee Black Panther ñëpp xam nañ ko Black Panther bi ñuy def version américaine bi acteurs yi joué ñi nga xam ne duñ sax kenn ki duñ sax ay africain dañoo jàng ñoom accent wu anglais wu Nigéria à never freeze comme à never freeze parce que bëgg nañ ñu wane ne làkk boobu ci culture bi la bokkul juste couleur yi xam nga karaw yeeg yooyu defal defal ko boobu indi ko moom dégg nga bu bleu ak bu rouge waaw donc doo ko def loo xam ne moom day fàtte ne làkkam boobu culture la léegi français ñoom bu ñuy def ñoom seen version bi nga xam ne mooy version wu comment dirais-je française ñoom dañoo effacer accent bi léegi mu am accent wu accent français donc dañu dindi identité africaine bi ma jeexale foofu rek waxaat ñoom ci beneen sujet bu ñu dugg mooy sujet wu université yi mu ne université parce que peut-être loolu ça n'a rien à voir avec langue mais mën nañ ko sax taaw yi mu dugg ci langue bi parce que université aussi bon bu ñu fa jàngale woon wolof ñu continuer ko dañ ko fay jàngale wolof mais mu gën a tasaare université mu ne xaalis moo fa war a dugal du ñëpp ñoo fa war a dem waaw te c'est pas gratuit gis nga am na pays dans les pays scandinaves yu si bëri l'enseignement est gratuit am na benn vidéo boo xam ne c'est une vidéo très célèbre boo xamante ne boo leen ko kiiwee am na benn animatrice Fox bu doon jéem a xas je pense Suède la ñu koy won ñoom seen système nu mu éducatif nu mu dëgëre parce que non seulement du doo fay mais da ngay jàng sax ñu lay fay benn Cuba tamit enseignement gratuit ñoom ñooy en médecine ñoom ñooy les meilleurs bi Covid bi amee ñoom dañu jël ay médecins
di ko jox yeneen dëkk yi te l'enseignement est donc modèle bi nga xam ne mooy modèle français mooy prépa et les grandes écoles modèle boobu ñu bëgg a imposer ñu bëgg a def Sénégal mooy ñi muy jariñ mooy élite bi ku amul xaalis doo jàng ba si jàng egg Macky Sall bu nekkoon dafa judd si jamono ji nii du nekk président parce que ay waajuram amuñu woon lu ñu koy fayee ba mu mën def cursus bu normal bi ba egg université tey ñu bëri génn nañ si primaire bi parce que xoolal ko si suñu bëri ñu bëri ñëpp jàpp nañ ne ku si am tuuti rek doo dugal sa doom école publique te ñun ñëpp école publique lañ jàngale donc c'est maintenant école publique c'est devenu synonyme que jàng bi baaxul rey nañ ko collège même chose université même chose damay indi fay ma des na la loolu donc ñu jàpp ne université tamit da nga war a fay ba léegi enseignement bi mais Sénégal da ngay gis ay écoles yoo xam ne nii da ngay fay ay sawaay centaine de millions am na si ñoo xam ne nii munoo comprendre. déedéet bii laa wax. ma defal la bii ñëwaat. bii. waaw am nga def ko bu xonk dégg nga. waaw. waaw. donc enseignement bi ni mu chéré dem na ba ñu si bëri saa yi génn nañ ci cursus scolaire bi léegi nag grande école yooyu ak prépa yooyu dafay def élite boo xam ne ñi am xaalis seen ay doom ñooy jàng ñoom ñooy ñëwaat diriger ñi nga xam ne nii duñu am accès à cet enseignement là dañ soxla enseignement boo xam ne nii ndem ñëpp mënuñu jàng ba am université ba egg université mais ñi nga xam ne mën nañ toll une primaire bu ñu génnee ñu utal leen ay moyens de yu nekk ay métiers yooyu ñi nga xam ne lycée lañ toll ñi nga xam ne collège lañ toll ñi nga xam ne université lañ toll ku si nekk mën a am beneen moyen de sortie beneen bi mooy université jàngu lañ fa lu dul grève ak yàq ak yooyu noonu mais université boo xoolee il forme les meilleurs tey képp ku jàng université même bu nekkee da ngaa cartouché nga def fa 2 ans boo demaatee si école de formation yi mais saa waay xoola duñ sax gis parce que t'as l'impression que yow da nga doon daw ay 3 heures de temps nga ñëw léegi ñooy tegal ay genre 20 minutes ngay daw parce que enseignement bi nekk foofu noonu c'est vrai ba léegi nekkul enseignement bu ñu bëgg parce que enseignement boo xam ne dafa kaddu la bu yàgg la bu yàqu la. mais ba léegi bokk nag école de formation yi nga xam ne nii gars yi dañuy jënd diplôme ñu si bëri da ngay jàng ñu jox la diplôme après doo mën dara tout est fait pour que étudiant bi à la fin de son cursus mu mën a am diplôme parce que dafa war a am diplôme parce que ñu bëri loolu dañuy dugg jàpp ne ñoom dañoo fay dañu war a am diplôme te école de formation ni ñu bëgg plus ñu am étudiant donc ñoom nekk ñu pour jàng pour jox xam-xam boo xam ne nii daf la war a may yow nga nekk ki nga xam ne ku pare la mais am nga diplôme bi rek ñu ne non il est sorti de telle et grande école bu ñëwee tak war na dugg foofu noonu il est sorti de mais duñu xool yow sax xam-xam ak li nga mën ak li nga xam ne nii jàng bi egg na ko si yow déedéet ñoom diplôme la ñuy xool ak école bi ban géey non Harvard la jógee non kon kii non kii de prépa la jógee non kii fii la jógee alors que loolu nekkul ne moom mooy garantie que ki ñu tabax dina nekk nit koo xam ne ni dina mën a am njëriñ pour suñu société yi il faut que ñu décomplexe ñun suñuy intellectuels yi li ñu fi wax nii ñëpp man vraiment ruus naa si buñ ne mën na am xam-xam ci leneen mu nekk peut-être journalisme ak leneen mais ci làkk lii nii ak ci science amu ci xam-xam professeur Sakhir mathématique ku ko def xam ne ay signes la am na benn indien boo xam ne moom mais li mu indi ci liggéeyu mathématique te musul jàng école donc ci laa xam la ko doon def donc la langue mathématique physique science exacte c'est universel amul làkk donc booy dugg école da ngay dugg école pour am accès directement au savoir ci xam-xam mais pas yow ngay jàng làkk boo xam ne soo ko mënul doo accès donc barrage la suñu ay maam dañu doon dóor pour ñu mën a prononcer ay kii xam nga jël ay genre symbole la ko def donc on les a traumatisés ba nga xam ne ni ñoom on leur disait que
seen ancêtre yi ay Gaulois lañ li ñu bëgg Sénégalais boo xam ne tëgg ay doomu réew yoo xam ne nii amuñu complexe boobu ci wolof dinañ mën def lépp di jaajëfal ñi nga xam ne nii moom mooy groupe bi nga xam mooy je pense wax xam nga di def liggéey bu rafet ñoom Daouda Gueye ñoom Alaaji Jibi Sey ak ñeneen ñu ay ñoom yéeri ñeneen ñoo xam ñu bëri ñu ngi def effort xam nga ak Boubacar Boris Diop damay lire livre mu yu bëri yoo xam ne da ko def si en wolof beneen anecdote bi may jeexale mooy man bi may def 5e may def 6e dama rendre compte ne sama moyenne li ko doon wàññi anglais la woon ci 3 mois vacances yi ma jëloon saa yi ma yeewoo 8 heures damay jàng anglais ba 10 heures 11 heures doo ko génn quelque chose ce qui va arriver lu ma mën di def kenn mënu ma génne de 8 heures jusqu'à 11 heures kenn mënu ma génne sama kër damay jàng anglais bi année scolaire 5e génnee ñu nekk 5e T4 ñu bëri peut-être ñu may suivre ak ñu bokkoon classe dañ ko xam monsieur Niang moo ñu yoroon mais kenn gisuma ci anglais dem na ba moom dama doon jox ay romans yoo xam ne pour ma lire xam nga donc tolloo naa ci niveau boobu noonu ñu si bëri dañaa bi ngay làkk anglais yoroon mais amul spécialisation mais boo demee ba làkk yow làkk bi nga mën parce que boo mënee sa làkk après bu ñu la koy jàngal li ñu la koy jàngale bokk la koo xam ne nii xamu ko daan la baat beeg lii nii am na benn waay yu def vidéo boobu xam nga xam naa ko peut-être partager def ko en commentaire mu am solo ci làkk ak xam-xam jërëjëf wasalaam